رسول الله وهو المتيم مدى الدهر فيه قاطري يتجمجم نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال لم يزل نوره بعين الإله في انتقالي في الكون بعد انتقالي ثم أتى حل الديا وتجلى نوره في عبد الإله العالي عشقه نساء يبذلن أموالا له من أجل البهاء والجمال قال أما حرام فالموت أولى من حرام مقال آل الكمال أضاف الله وصله بنت وهب وهنيئا لها بذاك الوصال كم أتنها بشائر ويهبلا برسول يعلو لأعلى المعالي هنا في بدنها ساقر شعرين نتوى أصله مفاد الغالي وبدا درة يتيمة أسنان وماريوت من فرقاء البال دام هبل الهادي شورنا كوها تسعة لم تؤسس له بثقالي جاءت القوي في دار فردا فأتى الهور بختة بالتوالي وأترها قوابل أم عيسى ثم آسية أتت للنال وأتتها أملاك ثم تدلى نور كل النجوم للمخضال وضعت في دار يوسف أو بالردم والشغل قول جل الرجال نور شمس تبلغت إن سمسل مصطفى شاشات ظلام ضلالي مرحبا بالربيع فيه أطانا مصطفى الخلق وهو ختم الرسال asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum les amis maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee di leen remercier aussi ci déglu bi donc aussi di leen wax namu naa leen xaw naa raar parce que jamono yooyu ñu génn dama defoon benn choc mu defoon benn accident et puis waaw mu xawoon a doy waar quoi donc j'étais un peu malade, j'avais une fracture à la jambe avec une blessure assez sérieuse mais alhamdulillah je m'en suis sorti génn naa ci tane naa bu baax maa ngi sant yàlla voilà donc je suis en mode confinement comme tout le monde donc bëggoon rek commencer ci masawu ñëpp par rapport à la situation bi nga xam ne moom mooy sévir ci àdduna bi yëpp parce que doon na li nga xam ne àdduna bi ñëpp koy dund fi mu nekk nii c'est comme si le monde est en pause c'est comme si un film buy daw ba si ak ñu bës ci pause donc lépp taxaw que ça soit sur le plan social que sur le plan économique ak ci feneen donc ñëpp ko yëg activité ñëpp taxaw donc ñu ngi masawu ñëpp di wax rek ne nañu muñ
te dellu di ñaan yàlla delloo suñu bopp ci yàlla te xam ne yàlla moom moo ko dogalee nii te aussi bis bu mu ko bëggee teggi dina ko teggi te it nañ ko ñaan yàlla am na ay làmmiñ yu barkeel yoo xam ne rus na leen donc bu ñu bàyyi mukk ci di ko ñaan à ce que lii wàcc incha allah gëm naa ne aussi dina wàcc dans la mesure où ñu jël aussi matukaay yi nga xam ne war na ci parce que aussi aide-toi et le ciel t'aidera yàlla bay sa tool nit yaa dimbali sa bopp donc loolu moo ñuy indi ci thème bi nga xam ne moom moo ñu dajale tey nit yaa dimbali sa bopp am na loo xam ne kenn du la ko defal gis nga fulla fayda ak jom kenn du ko utal kenn te jaayul ci benn boutique am na fu réew di toll prise de conscience moom moo war a am Sénégal nag dafa am loo xam ne moo ñu dal dañu dem ba yëg suñu bopp maanaam mooy lan am na ñoo xam ne dañoo juddoo Sénégal yaroo Sénégal màggee Sénégal mosuñoo génn Sénégal waaye lan la ñuy dégg ci réew yi ñu wër ñu ne Mali day xeex baa ngi fa Guinée de am na coup d'état ñi nga xam ne il y a des années auparavant ñu ngi daan dégg ne amoon na ay xiif yu amoon ay Somalie guerre civile bi amoon Rwanda lii am na fële lee am na fële guerre bi am Congo Sénégal alhamdulilah ñu ngi ci jàmm dara daluñu léegi nag jàmm jooju ñu yàlla may ñu moo tax moo ñu yóbbee ñun tamit ba ñu dem ba yaakaar ne ñun dara mënuñoo dal ci àdduna ñun daal ñoo gën ñëpp nous sommes au-dessus de tout le monde su dara di xew ci yeneen réew yi sax ñun sénégalais duñu dal ok ñun daal l'enfer c'est toujours les autres te pourtant ay doomi aadama leen ni ñoom te pourtant ay nit leen ni ñoom li leen dal ñoom mun nañoo dal ñun waaye lenn rek moo ñu ci mën a génnee mooy ñu jël suñu matuwaay nag jël sa matuwaay ci lu ne la gis nga dëkk yooyu noonu yëpp ñu lim ñu gis fi ne ay dëkk yooyu jàll nañ ci ay crise yu metti am na ci ñu bëri ñoo xam ne ci seen crise yooyu la ñu jaaree yeewu changer seen comportement parce que changement aussi du dëkk mooy changer nit ñi ci dëkk yooyu ñooy changer pour mën a retourner changer dëkk bi ñooñu nag loolu daf leen a yee ñu xëy changer seen comportement changer seen attitude ba wëlbatiku changer seen réew ba seen réew yooyu doon réew yi ñu gën a ñee ci àdduna bi doon réew yi ñu gën a ràññee ci àdduna bi doon réew yi nga xam ne ku sañoon am bu mel noonu je pense que comportement yooyu noonu warul ñoo jomb ñun en tant que sénégalais ñun ñu am ko te loolu daf ñoo manqué lool sénégalais comportement civisme ba pare civisme maanaam xam sa réew ak bëgg sa réew bari la wuñ ko Sénégal réewam jaralu ko lu bari Sénégal respecté wul loi Sénégal respecté wul loi wu réewam donc loolu lépp dafa doon ay problème yoo xam ne bëri na fi ba nga xam ne dañu mel ni dañu nekk ci àll boo xam ne ay bàyyi ma rek ñoo fa nekk ngeen baal ma ci wax ji mais damay joxe exemple rek daa mel ni àll boo xam ne ay bàyyi ma rek ñoo fa nekk amul règlement amul dara ku ci neex lu neex waaye loolu ngay def même su fekkee ne yoon am na ay charte yoo xam ne teg na ko sax kum neex danga koy enfreindre te du noonu la réew di doxee réew dafa am yoon loolu moo tax ñu am président am cour de justice am lii am lee pour que ku ci nekk mën a tegu ci yoon respecter yoon yi nga xam ne moom la sa réew charte réew teg ñu mën a avancer en tant que état su loolu amul nag du sotti loolu moo tax man ma tiit ci épidémie bi moom nga xam ne pandémie bi nga xam ne moom moo jugee ci àdduna bi yëpp pandémie bi fan la jugee Chine lañ ko njëkk a déggee bañ koy dégg Chine xalaatuñ ne dina ñëw Sénégal mu jugee Chine dugg Europe rajaxe na Europe te bàyyi leen xel ci ne moyens yi nga xam ne européens yi am nañ ko pour xeex ak virus bi 1/10 bi amuñu ko maanaam moyens yooyu soo ko xaajee 1/100 bi sax 100 fois
amuñu benn bi ñun te Europe nelawatuñu lekkatuñu naanatuñu ndax problème bi ni mu leen ëppee doole jaaxle nañ ba fu jaaxle yem chaque jour ñu gis nombre de cas yi nombre de décès yi affaire bi mu ngi multiplier wu de nombre comment dirais-je indéfini waaw loolu ñun ñu koy gis muy raam di dugg Afrique ba léegi sénégalais tiitul ba léegi sénégalais mu ngi yaakaar ne loolu mënul ñëw ci réew mi ba léegi sénégalais mu ngi yaakaar ne loolu mënul yegg si fii ba léegi sénégalais mu ngi toog fi naan ah ñun de loolu mënuñoo dal ba feebar bi raam ba dugg biir Sénégal sax nga dégg ay sénégalais yi taxaw di weddi naan feebar bi amul dañuy fen nañ ñu indil wax nañ ñu wax kan moo ko am loolu lépp ci manque de civisme la. état su demee ba taxaw génnee communiqué bu officiel ne lii ak lii ak lii am na ci réew mi jël ko au sérieux parce que état xam na loo xamul waaye it ba léegi ñu nekk ci suñ comportement terewu ñoo doxi terewu ñoo def lu ñu def taxu ñoo set ba pare ne affaire bi duñu dal affaire bi nag dal nañu léegi nag ña ko doon weddi ñëpp léegi xam nañ ne lii mu ngi ci réew mi te dal nañu te chaque jour cas yi mu ngi yokk tey on en est à 99 cas mooy maanaam 100 yu manqué benn te nañu xam ne suñu hôpitaux yi amuñu capacité d'accueil li dal France yàlla tere su daloon Sénégal on est foutu li dal Espagne waxuma ko Italie moom bugguma ko sax xalaat ndax na leen problème bi ëppee doole suñu fi fekkee du ñu jéggal te yàlla tere yàlla nañu yàlla muusal ci problème bi ñëw ba yegg si foofu ñun ñu koy dund ñun sénégalais ndaxte amuñu xam-xam amuñu moyen bu ko mën a baare ba lim fi bëgg a def du ko fi def donc ñun tàllal loxo yàlla rek lañ am ak respecter les mesures ñun amuñu moyen amuñu vaccin amuñu dara amuñu comprimé yi gars yi traitement yi sax amuñu ko donc lenn rek moo ñu benn remède lañ am en ce moment là muy confinement mooy maanaam toog suñ kër yi arrêté suñu activités yi xam ne activités yi ngay def ci biti soo paree confinement lii yëpp jeex mun nga koo dem continuer ji waaye soo dee doo ko fekkee donc ñun loolu moo ñu war toog ci suñu kër yi respecter normes d'hygiène yi nga xam ne moom la ñu état dicté ñu def ko waaye ba léegi taxul ñun ñu nangu ko mais nañ waxante dëgg li xew ci réew mi sama thématique bi maa ngi ko tuddee violence policière am na ñuy wax naan au lieu de dire violence policière nga war a wax ci indiscipline sénégalais yi mais ci indiscipline sénégalais yi la ñuy wax en fait parce que violence policière bi la nit ñi di indexé naan police waruñoo dóore lu tax ñuy dóor nit ñi dafa ñaaw waruñoo teg lii dóor waruñoo yegg si dóore waaw nañu kaay ñu jël lépp nag teg ko ci xel ñu waxtaan en tant que ay sénégalais ñu ni neen ñu toog ñu waxtaan lan mooy yoon ak lan moo dul yoon nit ak koo mën a doon nga ne ci biir réew mi tu es soumis assujetti aux lois aux normes et aux règlements de ce pays nul n'est censé être au-dessus de la loi li nga xam ne yoonu réew moom la teg yoon réew mi nga ne say yoon loi loolu la teg loolu dañ cee war a tënku ak koo mën a doon waaw benn mbir boo xam ne légaloon na ñu xëy yoon taxaw ne lii légalatul yow mi ko daan def ba nga ko daan def terewuñ la ko woon parce que c'était légal nga xëy yoon indi ay président ñëw taxaw wax ko ñu indi ay arrêté ñëw wax ko ñu ne bis ni ki tey lii ak lii nekkatul yoon ci réew mi ku ko fi def tooñ nga yow nga continuer di ko def ak koo mën a doon tu deviens hors la loi tu deviens un hors la loi à la minute à l'instant où tu as commencé à enfreindre cette règle là ak koo mën a doon donc état ñëw taxaw ne la couvre-feu de 20h à 6h du matin bëggatuma gis kenn ci mbedd yi bëggatuma kenn jaay bëggatuma kenn dox lu dul un problème vital nga feebar dem hôpital wala nga nekk force de sécurité wala nga nekk un personnel médical wala nga nekk ci kilifay réew mi yi nga xam ne li xew nii ñoom am nañ ci dogal ñoom ñooy dem di dikk pour rek résoudre yenn problème ñi si def ñëpp toog leen seen kër yi parce que utilité boobu ngeen mën a am maanaam yow feebar bi ban njariñ nga ci mën a am dimbale état mooy toog sa biir kër yow nga ne doo ko def yow nga ne doo toog sa kër yow ñu ne la feebar bi dafa am daf ñu ëpp doole état feebar bi ëpp na ko doole moom moo tax mu ne
damay def couvre-feu état feebar bi xam na ne su fi ñëwee du baax moo tax ñëpp xam nañ ne réew mi amul xaalis ñëpp xam nañ ne keesu état dara nekku ci waaye teewul état fexe def ay gymnastique am ba génnee ay montant yu mu teg nga yaakaar ne xaalis boobu dañ ko dencoon amuñ ko 1000 milliards yi Macky Sall wax ne dañ ko bëgg a mobiliser mais milliards yooyu nga 1000 milliards yooyu nga xam ne yaakaar dañ ko am amuñ ko lii dañ koy contracté ci secteur privé parce que Macky Sall il a appelé à la bonne foi de tout le monde ñii dañ koy contracté ci secteur privé yeneen ci coopération bilatérale yeneen pays yi nga xam ne ñu ngi fii am fi seen i entreprise am fi seen i société am intérêt biir Sénégal Macky Sall woon ne leen mettez la main dans la poche ngeen génnee dara ñu dajale man état dinaa fexe xool man tamit lan laa denc li nga xam ne mënuñ ko denc ñu dem lebi jéggaani ji ko banque mondiale waaw nga yaakaar ne loolu duñ ko fayat après dañ koy fayat wala léegi moyens yu yëpp ma état teg pour rek ñu régler problème bii ah état dina déployer moyen ba pare pour ne résoudre problème bi pour sa kaaraange yow nga ne man état li mu def yëpp man du ma ko ci jàppale problème bi daal man du ma def jouer benn rôle pour que lii mën a réussir su réussirul nga yàqule yàqal sa famille yàqal sa koñ yàqal sa dëkk yàqal sa réew nga yaakaar ne loolu état dina la ko may état du la ko may ñu ne la yarul nga ne doo yaru ñu ne la toogal sa kër nga ne du ma toogal sa kër du ma toog sama kër yow yaay kan ba ne doo toog sa kër yow yaay kan ba ne yow par force di nga naani ataaya ci bopp koñ bi yow yaay kan ba nga ne force yow di nga génn dem doxaani ji yow yaay kan ba ne yow déjà li mesure teg état li mu teg ci ay moyens yëpp pour résoudre problème nga ne yow doo ci jàpp réew dafa am yoon te fii képp koo xam ne tu refuses de respecter la loi va te contraindre à la respecter loolu mooy dëgg léegi nag venons-en à la manière à la forme léegi nan la état di la respecter loo yoon ndax dóor bi jaadu na wala dóor bi jaaduwul sama gars yi nañu waxante dëgg prison am na garde à vue am na waaye bu leen fàtte ci ban contexte la ñu nekk contexte bi ñu nekk moom mooy état dafa teg ay mesures préventives mesures yoo xam ne moom moo ñu mën a dimbale ñu aaru ci feebar bi ci njëkk mooy éviter dajaloo éviter tout sorte de rassemblement loolu moo tax ñu tëj jàkka ak jumaa yi mais su dul woon loolu dara jaraluñu ñun en tant que jullit ci àdduna ñu tëj suñuy jàkk ak suñuy jumaa mais dajale éviter rassemblement moom moo tax waaw éviter rassemblement bu police dina xam loolu fekk la ci mbedd mi respecté woo yoon ñu ne dañ lay arrêté jël leen dajale leen ci oto bi ngeen dajaloo foofu nekk ay 20 personnes plus ñoom ñu exposé leen yéen pour seen kaaraange tax ñu jàpp la mais suñ leen dajalee ñu ngi leen di exposé suñ jëlee kenn koo xam ne yor na doomu jàngoro bi ñu dajale leen ñu ngi leen di exposé yi ñoom sa jëmmi bopp ñoom ñu ngi exposé seen bopp ñu jël leen yóbbu leen commissariat ba tëj leen foofu ñaata nit ñoom ñoo nekkoon ci mbedd mi démb bi ñu bu kenn génn kenn leen mën a compter ñu ne dee duñ toog seen kër yi léegi scienceal ñoo ñëpp ñu dajale leen mu nekk ay foule ay centaine de personnes ñu tëj leen ci commissariat bi ñooñu ñu ngi multiplier kii bi feebar bi yaakaar ne policiers yi doon xalaat duñ la jàpp pour leur sécurité à eux-mêmes duñ la jàpp pour ta propre sécurité et pour la sécurité des populations parce que bugguñu virus bi propagé wu donc duñ la jàpp mukk di la yóbbu police yaa ngi may dégg waaye léegi ban beneen stratégie moo am ñu amende la loolu la état wax nañ amende wala peine de prison allant de 2 mois à 2 ans wala une amende allant de 20 000 à 5 millions waaw mais sama gars yi benn ñoxor xob man Moussa Touré bu jékki-jékki génn ci sama biir koñ par pure irresponsabilité yoruma dërëm liggéeyuma goruma yettuma ñu dajeeg man ci mbedd mi jàpp ma ne ma léegi da ngay fay 20 000 francs fu ma koy jële dama koy fay kañ laa koy fay léegi police nan lañ may def dañ may téye ne ma tànk fayoo ko doo dem duñ la téye parce que xam nañ ne amende bi yoroo alamaan bi yoroo alamaan bi donc lenn rek moo fi mën a ne yaa ngi may dégg ñu trouver une solution pour t'obliger à rester chez toi te fii nag sa waay ku fi yaaw xamul yàlla ku ne xam nga yar ñi toog naan lan moo tax policiers yi di dóore yéen suñ leen mënoon jàpp arrêté la yóbbu la suñ kaso yu fees yi dell nga bëgg dolli faat fa yeneen foule di leen exposé mënuñu def loolu suñ la amandé doo ko fay léegi yéen ñi neen lan moo tax ñuy dóore
léegi indi leen beneen solution. Ban solution moo fi ne beneen budul jàpp la làpp la ba nga nooy ne la demal dellu sa biir kër nga toog fa. amul beneen solution. xam nga lan la ñun ñoo war a nekk ay nit ñu yaru fii nag la loi elle prévaut te kenn mënu fee sut loi. yaa ngi may dégg yar yooyu ñu lay yar ñu ngi lay dóor de yow dóor mi ngay gis waaye ñu ngi lay protéger parce que ñu ngi lay obliger à ce que nga toog sa kër sàmm sa bopp sàmm sa njaboot. fii bu leen fàtte ne virus bi méthode de contamination bi képp ku génn du yow sa bopp kese nga exposé. man Moussa Touré mun naa ne man damay confiner sama bopp damay respecter normes yi lépp luñ ma sant dinaa ko def man ak sama waa kër waaye si asal kenn ci suñu waa kër mu ne man du ma def loolu du ma respecter mesure yooyu damay génn defi ji la ma neex. kooku su génnee nekkul responsabilité moom kese la engagé de il a engagé la responsabilité de tout son entourage de tout son quartier parce que su génnee lépp lu mu fa contracté biir këram la koy indiwaat contaminé seen waa kër yëpp te pourtant seen waa kër def nañ lu ne pour moytu feebar bi nga génnaat ci mbedd mi contaminé sa xarit yeeg sa waa koñ yeeg ñëpp lor ñëpp. waaw loolu lu tax lan moo war a tax ñu yegg foofu lan moo war a mën a tax ñu war a yegg foofu. donc képp koo xam ne yow tu refuses nga jël say engagement jël say responsabilité ne damay toog sama kër état dina la jëlloo engagement boobu de gré ou de force. lii moo tax ñu naan état d'urgence état dafay jël toutes les mesures de sécurité requises nécessaires pour protéger ces populations même si dafay retourner contre cette population là pour sa propre sécurité état dina ko def sinon jaratul ñuy wax état d'urgence. kon am na loo xam ne même si c'est pas légal elle reste légitime te sax nag légalité foofu am na fa parce que la constitution parfois dina mën a nangu nga utiliser une violence pour résoudre un problème plus pire. sa waay ñu jàpp la dóor la ci mbedd mi nga toog sa kër moo gën nga génn contracté virus bi walla sa pap walla sa yaay walla sa jabar walla sa doom walla seen waa kër yépp. waaw te fii su fekkee góor ay góor yàlla ak ay jigéen yu diiñ ñoom ñoo ne ci réew mi mag ku ne war ngaa jomb di tooñ te tooñ weesuwul ñu ne la lii daganut bu ko fi def nga ne dama koy def par force loo ci góobee da nga koy gar ndax yaa tooñ. mag ñi nag nee nañ góor bu jombee daw day bañ a tooñ. ñu lay dàq ji ci mbedd mi ngay daw sax dafa ñaaw nga nekk ci mbedd mi di dàqante ñoom ñu lay daw sax dafa ñaaw. mais fii da ngay gis benn vidéo ay boy di nit ñi teew mënuñu sax téye seen doom yi ay gosses yu de rien du tout taxaw di dàqanteeg police police su jaaree nii ñu daw taxaw koñ bi naan waaw tëddiwuñu pour lan te ñooñu suñu leen jàppoon arrêté leen foofu lan lañ mënal seen bopp dara. soo ay sénégalais yi nañ respecté yoon nañ fonk suñu réew nañ nekk ay citoyen modèle nañu yaru. violence nag kenn mënu koo maanaam violence doon li nga xam ne ce n'est ni légal yaa ngi may dégg ni joli à voir mais nag lii ku ko fi indi waatal beneen proposition parce que nit ñi mënuñ leen a arrêté di encombrer prison yi nit ñi mënuñ leen a demander benn amende parce que yoruñ lu ñu fay ku goru di yettul mënul fay amende waaye léegi indi leen beneen solution ne leen léegi est-ce que policiers yi dañoo war a ñoom ranger seen liif yi ñëw taxaw ci fekk ay groupe jeunes yu irresponsable toog fii ci mbedd mi ne duñu respecter seen kii ñu taxaw foofu di leen saraxu naan waa dimbali leen ñu ngir yàlla ngeen dugg seen biir kër yi loolu mooy résoudre problème bi loolu ça ne résoudra pas le problème ça ne peut rien résoudre. dëkk nag da ngay civiliser soo mënul civiliser les méthodes les plus draconiennes seront adoptées sama gars yi nañu nekk nit. dóor rafetul waaye ne doo respecter sartu réew mi moo gën a ñaaw nga ne doo protéger sa bopp moo gën a ñaaw nga ne par force di nga exposer sa famille ci danger bi loolu moo gën a ñaaw téeméeri junni yoon nañ waxante dëgg. lee nag ça se voit yëkkati liif di dóor nit di ko gis rafetul waaye nag nit ki nga xam ne nee na dee du respecter les règles et les interdits kooku tamit li muy def dara gënu koo ñaaw. nañu respecter suñu bopp respecter suñu réew
moytu yenn yi. Sénégal lii su fi duggee na fi yem waaye wallahi suñu sàgganee ba mu ëpp ñu loxo suñu sàgganee ba mu ëpp ñu loxo ñun ñëpp dinañ màtt suñu baaraam waccax parce que ku ci perte sa bakkan di nga xam ku ci perte bakkanam te bëgguñu yegg si ci loolu. amuñu benn moyen boo xam ne mun naa téye lii. réew yi ñu gën a mag yi fi gën a mag ci àdduna bi nelawatuñ, y compris les États-Unis d'Amérique yegg si nañ ci seen 100e de mort. waaw sëriñ bi ñun lii fan lañ ko mën a téewee ah Chine ils sont en train de sortir de la crise, ils sont en train de lever leur confinement. ñoom seen confinement bi ñu nekk di lever nga yaakaar ne dañoo am vaccin. amuñu vaccin de. xam nga lan lañ ban arme lañ utiliser pour comment dirais-je régler leur problème? Discipline, yar. ñoom soxlawuñ téye leen yat di leen ko dóor, dañ leen ne restez chez vous, confinez-vous. ñoom ñëpp à l'unanimité ñu nangu tëju seen biir kër yi génnuñ. ñee confinement général lañ leen defal de. yow ñu ne la de 20h à 6h du matin rek lañ la sant, li ci des journée bi yëpp mun nga dox say soxla. mais 6h ba comment dire 20h ba 6h du matin rek nga toog sa kër yow nga ne doo ko def ah. France depuis ñu ngi ci seen 2e semaine de confinement. Italie depuis kañ lañ leen confiné? depuis kañ ah. Chine confinement de 3 à 4 semaines lañ def général nag laa la wax, amul génn amul dara. da ngay yeewu sa kër ba heure tëdd jot nga tëddaat, yeewuwaat ba heure tëdd jot nga tëddaat. waaye ñun teguñ ñu loolu. ñun dañ ñu ne rek restez chez vous de 20h à 6h du matin. ñun ñu ne duñ ko def. ñun ñooy ñan? ñun on est qui pour ne ñun duñu def liñ ñu sant ah. waaye léegi nag après la police vient utiliser ces méthodes. nga ne méthode policier du yoon dëgg du yoon, waaw rien ne justifie la violence. Si cette violence là elle est légitime. nañ toog suñu kër yi respecter suñu bopp si on tient à se faire à être respecté. fii police dugg fi kër jàmbur, dugg fi kër kenn fekk fa waa kër gi di leen dóor. police dugguñu kër kenn fekk fa waa kër gi di leen dóor. nañu bàyyi lii, ñu respecter suñu bopp, nekk ay mag, nekk ay personnes responsables, bëgg suñu réew. lii ci bëgg sa réew la bokk. toog sa kër guddi yi le plus grand acte de civisme bi doomu aadama mën a def en ce moment là nii mooy toog sa kër. médecin yi yow suñ toogee suñ kër ñun ñu ngi leen di décharger liggéey na ñoom ñoo nekk foofu, contamination dootul am. waaw loolu su contamination amatul kay jàmm am. mais médecins yi jàmbaar lañ ba pare nga leen di yokkal liggéey. soyons raisonnable. maa ngi jéggalu wax nag neexul, waaye nag su wax neexul it nopp yi koy dégg moom nañu wér péng te xam ne parfois yenn méthodes yi dafay jaadu ñu adopté ko pour yenn genre population yi tel que les nôtres. population yi nga xam ne ñun genre nit ñi ñu doon parfois yooyu man damaa jàpp ne dafay jaadu. donc nag nañu respecter suñu bopp, ñu gën a fonk les mesures d'hygiène te toog suñu kër yi téye suñu doom yi, parce que feebar bi xale attanu ko, mag attanu ko. téye suñu doom yi. ñun jeunes yi rek ñun ñooy génn, mag ñëpp fatu nañ, waaye ñun jeunes yi suñu génnee jëli feebar bi ci biti indil ko mag ñi, rey nañ leen. mag ñi attanuñ feebar bi, xale yi attanuñ ko. donc nañu téye suñu bopp toog le temps que état di indi une solution à ce problème là, le temps que sunu médecins yi mën a faj ñi fi ne, ñun au moins ñu mën a moytu di contaminer wante di leen yokkal liggéey. maa ngi leen di jéggalu ci wax ji, gudd na waaye yaakaar naa ne am na solo pour ñu mën ko partager ñun ñëpp ñu déggandoo ko. maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla lii yàlla indi fi muy balaa bi yàlla na ko yàlla teggi ci Sénégal ci nu mu gën a gaawee te musiba bi mu mën koo amoindrir ci népp nu mu gënee ci barke Cheikh Tidiane ci barke Baye ak Bayam. maa ngi leen di jéggalu di leen bëggee yéen ñëpp jaa ngeen jëf waay.